Mohamed lan moo gën a fës ci xibaar yi. Baye Abdoulaye Der maa ngi lay dellu nuyoo géeg siyaar gi nuyu téléspectateur yu télévision Futurs Médias ci kanam tuuti danañ leen yeggee li fi gën a fës ci xibaar. dogal yee wadd na matuwaay taxaw na ndaje muñ amaloon tey jii ca gouvernance bu ndakaaru jëm ci nas ay pexe ñeel plage yi ci réew mi dogal ya ca njëkk bokk na ci plage yi léegi 8h ci suba la ñuy tijji 7h ci ngoon la ñuy tëj dinañu indit ay takkadeer ci plage yi ngir ñuy xool sangu ak sanguin wa foofee dogal beneen bu ñu ca jël moo di daañu sos ab brigade de surveillance maritime ci lii di plage yi. étudiant bu jigéen bi fekk baax fële ca Congo di Lotali Mole gannaaw ba ñu ko faatee ñu ne buy moo ko faat ci anam wu yéeme ndax agressé gum ko doon def ay mbokkam jël si nañu ab néewam ngir dem suulu ji ko ca Congo ga mu fekk baax am na mees boo xamante ne jikoon amal nañ ko ngir ñaanal ko tàggoo ak moom ca moom yi leen daje sax maire bu Grand Yoff dellu siwaat na ngir di sàkk wàllu kaaraange ca boobile diiwaan lu aju ci centre de données ba ñu ubbi ca Diamniadio mu di data centre tey ji la ñu ko inauguré doonoon ci teewaay njiit réew Macky Sall ma fa xam ne sax yéene ak bëgg-bëgg gokk bépp données boo xam ne Sénégal am na ko nañu ko jëlee bitim réew andi ko ci centre de données bi nga xamante ne ji kon Sénégal am na ko ci wàllu Diamniadio loolee mbokk yi mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñu duggee ak yéen ci yaataloo xibaar yi doore ko ak lu ñeel ndaje mi nga xamante ne ji kon gonte woon nañu ko ca gouvernance bu ndakaaru gouverneur ba woolu woon fa collectivité locale yeeg ñi séq wàllu plage yi ak ni ñuy war a doxee dogal ya ñu fa jël bokk na ci léegi plage yi 8h ci suba la ñuy tijji 7h ci ngoon ca lañ leen di tëj nee na ñu it dinañu taxawal kon benn brigade de surveillance ngir ñuy xool ñiy dem ci plage yi lépp rek ngir gën faa saxal wàllu kaaraange ngir saxal kaaraange di dina tax lu aju ci ay takk der léegi danañ leen yebal ci plage yi ngir kon ñuy surveiller barab boobe ba musiba mu mel ne mi amoon bu yàggul ca Malika dootu fa amati xibaar la bopp ñi ngi ko nangoo ci ndaje bi gouverneur woote woon tey jii ca gouvernance seqoon ko collectivité locale yi ak ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàll wi des na ci dellu si ci yeneen jotaayu xibaar ak Habib Faye mi nga xam ne moo ñu fa demaloon étudiant bu jigéen bi fekk baax Congo di Lotali Mole te ñu faatoon ko benn waay bu ñu ne dafa génn kaso defaat ñawte fu ni mel ba mu jaara ca faatu moom étudiant bu jigéen boobee ay mbokkam jël si nañu ab néewam tey ji ñu xëy woon bésub ñaan ci église ngir ñaanal ko tàggatoo ko ca ndaje moom sax meeru Grand Yoff te woon fa dellu siwaat na ci càkkutéefu askanu Grand Yoff mu di fexe ba kaaraange gën a am ca boobu li diiwaan Pape Fara Ñinga ñoom ñëpp daanaka ñu sol lu weex di wër li nga xam ne moom moo nekk néegu kii di Lotali Mole nga xam ne nag doon koo faat ci buntu këram njàkkare ak tiis ràññee ko fa lool ñi nga xam ne nag ñooy jege ñaaleem jàpp ne li nu mel da leen bett lool. Le sentiment normal d'un père. sentiment normal bi nga xam ne papa war na ko am jël sa doom yóbbu ko mu dem Sénégal ngir jàngi ñu woo la ne la faat nañ ko dafa métti na lool ci xol te loolu nag li muy nekk kenn mënu ko expliquer ci naqar. C'est indescriptible. C'est vrai qu'on a ôté sa vie, mais on a ôté la vie de toute une famille entière. Et ça fait vraiment mal au cœur parce que c'était une femme qui était très ambitieuse, qui avait la joie de vivre, qui avait plein de projets et qui a laissé un enfant de 4 ans. Et ce qui fait très mal, très mal. mu nekk jigéen boo xam ne amoon ambition lool mën a jàng tamit ñu daal di koy faat noonu ñi nga xam ne ñoo nekk mbokkam ñu ngi laaj yoon def liggéey. Mais absolument, il faut qu'il y ait justice. il faut que yoon def liggéeyam loolu nag loolu ci bëgg ñu ngi leen di jaajëfal ci seen micro di félicité président Macky Sall ak gouvernement am ndax ñoom ñoo tax tey ñu nekk fii ci Sénégal mu mën a jot sama néewu doom yóbbu. qui ont fait qu'aujourd'hui je sois ici à Dakar. Ce qui est arrivé à Lotali li nga xam ne moo dal Lotali Mole daal di koy rey on est vraiment dans l'insécurité dans ce pays. nekk ñu en sécurité fii ci dëkk bi loolu nag laay wax fi mu toll nii damay tiit sax su ma génnee guddi dem damay ragal kenn daf ma daan may faat ndax loolu moo fi am. Quand je sors maintenant la nuit j'ai peur. mbir mi naqari ko lool moom maire bu Patte d'Oie ñëwoon teew ci mees bi muy ñaan nguur gi gën a yokk sécurité ba ca gox ba. ñëw pour jaale ñi nga xam ne ñoom laa bokkal fii ma sawu leen parce que ki dem ni xale la
et puis ni mu demee dafa metti et yaakaar naa benn bakkan waru rotee ci conditions yi. fexe tamit ba gën a renforcer sécurité yi mooy accompagner commissariat yi yokk seen éléments yi. gannaaw messe bi ñu daal di koy amal foofu ci église Saint-Paul bu Grand Yoff néew Lotali Molé nag ñu daal di koy jël yóbbu ci aéroport Blaise Diagne bu Diass ngir yóbbu ko Congo fa nga xam ne moo nekk dëkkam ñu daal di koy denc. Pafara ñing leneen ci wàllu xibaar bokk na ci ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci hôtel yu réew mi ñi yëngu ci boobile secteur yëkkati nañu seen kàddu di ñaawlu li ñu génnee policiers yi mu di gendarme yi ak policiers yi ci surveillance su hôtel yi ci seen gis-gis dañu fa war a gën a bari kon ngir kaaraange gi gis nañu it ne bu ñu bàyyiwul xel bu baax a baax barab yi nga xam ne ay zone touristique lañu relancer tourisme fii ci réewum Sénégal dana jafe lool ndax bu fa kaaraange ñàkkee daanaka ñëpp fay daw Abdourahmane Diallo. ay agents sécurité yu ñu fekk ñu taxaw ci buntu hôtel yi ñuy xool kuy dugg ak kuy génn waaye ñoom ñooñu yoruñu gànnaay guy wara ni mën nañu aar hôtel bi comme ni mu waree. Au-delà des sociétés de gardiennage on a les caméras. ginnaaw société de gardiennage yi am nañ tamit ay caméras de surveillance waaye loolu rek doyul ndax ñuy garder fii amuñu gànnaay donc li police mën suñu gardien yi mënuñu ko ndax ñoom amuñu gànnaay. policiers ils peuvent avoir des armes. ñaari at a ngi nii ay policiers dañu doon taxaw ci poste de sécurité yi di taxawu ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon kaaraange hôtel yi waaye ay fan a ngi nii nekkatuñu ci bërëb yooyu. parce que d'abord dafa taxoon ba suñu agent yi di gën a formé wu di leen gën a xool itam képp ku doon ñëw ci hôtel boo duggee Saly bi romb ci buntu hôtel nga gis policier ak armam daf lay gën a xalaat loolu leneen. ci jamono ji nga xam ni dañuy wax ngir relancer tourisme bi ñii di yëngu ci wàllu wi bëgg ñu taxaw leen ci wàllum kaaraange ci Petite Côte bi. mais manque agent yi nañ góorgóorlu dimbalewaat ñu parce que déjà ñu yaakaar ne bu aéroport bu tijjee dootuñu waane plage yu Saly parce que plage yi ñëw nañ mais ñu def tout pour ñu mën a ne problème sécurité Saly bu ñu ko waxee rek dañuy delluwaat ci lu ñu nekkoon. état bi def na effort wax naa ko Abdourahmane ñun depuis 2-3 mois déjà. station bi yëpp ñu ngi jaay ne le retour de plage Saly retour de plage Saly nag dafa am lu ko war a accompagner bu ñu waxee ne plage yi ñëwaat nañ Saly mais musiba am. week-end bii ñu génn ay sambabooy daal di dugg ci ab hôtel fële ci tubaab jalaaw daal di fay def naka sudul noonu ci Saly ñax-ñaxal ab doomu Irlande ñu tàkk ko rey ko mu doon ñaari mbir yi nga xam ne tax na ba tey ji ñu waxtaanee ci lu jëm ci wàllum kaaraange ci zone boobu. fitna ji ñu nemiku ci barabu jàngukaay yi école yi wala ci université yi dana jafe ñu dugg ay bés ba génn ci ca dégguñu élève wala étudiant bu fitnal ka koy jàngal loolee ngir mu dakk ci réew mi jóge fi ana lan moo ci war a doon taxawaay waajur yi Fatima Touré reportage. image bi daa ci wër réseaux sociaux yëpp. ndongo yi nga xam ni dañoo nekk ci école yi wala sax ñi nekk ci daara yu kawe yi mu mel ni rek dañoo commencé di ñemee seeni professeur lool saaga dóor wala yeneeni comportement yoo xam ni mu ngi am ci milieu scolaire bi tax ab laaj sampu di laajte ndax waajur yi ñu ngi yar seeni doom ba tey. xale yi ndax moom ñoo yor seen jikko bopp da ngay yar si biir kër yi wax da ngay yedd ba boy bu ñuy jàng sax da nga leen yedd waaye bu ñu génnee seen jikko bopp la ñuy yor. man de sama doom bi mi ngi nii. professeur mës na ko dóor ba tuñ bi neew bi mais ba mu ñëwee fii da taxul man ma dem àkk ji professeur bi mais bu fekkee ne yow professeur bi dóor na sa doom yow parent bi boo nga dem boo demee àkki ka wala porter plainte loolu moo tax gën a tax xale yi ñame. ki nga xam ne sax moom papa la waajur la moom dafa jàpp ni rek éducation bi nga xam ni moo waroon am ci kër yi loolee nag la waajur yu bëri daati woon ginnaaw. parce que bu njëkk dafa amoon ay éducation civique et morale yoo xam ne dañ ko doon def ci kër gi di ko def ci kër gi di la ci suivre boo demee à l'école mu nekkaat loo xam ne renforcement la te peut-être loolu doon na tax dina former xale bi à ce que bu eggee ci benn niveau bi am na yenn gestes yoo xam ne ak yenn paroles yoo xam ne du ko mën a génnee envers professeur am wala maître am. loolee nag moo waral tey jii nii yenn sanction yi maanaam ay daan yu metti ñu war ko teg ci kaw xale yooyee. solution bi mooy daal moom bu élève moom bu tëwee moom dàq ko ci école bi balaa muy yàq yeneen élèves yi. am na yenn certains nit yoo xamante ni waruñu am accès ci temple de savoir parce que pour man am bac rek dugg université pour man doyatul. peut-être réforme éducation bi war nañ ko xoolaat. ku si def sa professeur loo ko warul def dañ la war a daan bu metti. diggante élève ak professeur dafa war a ratax lépp nag ñu teg ko ci yar ak teggin lépp luy règlement intérieur di dogal ci biir université yi wala ci école yi ñu daal di koy respecté bu ko defee benn ñaawteef du jóge ci élève di dem ci professeur bu ñu sukkandikoo ci ñu dajeel.
waxtaane wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro yi sibiru seetlu gi moo di atum 2020 yëf yi yokku na am na lu mat ñaar fukki cas ak juróom sax yu yokku ci yi ñu daan am ñi ñàkk seen bakkan ndax sibiru it daanaka téeméer boo jël ñeent fukk ak ñett yokku na ca li ko gën a waral nag bokk na ci jamono ji nga xamante ne ji coronavirus bi dafa tax kenn amatul jàmm ci wàllu wér-gu-yaram ñu bari ci askan wi dañuy tayel wala ragal baa ñuy bañ a dem l'hôpital ngir di faju bu fekkee sibiru da leen a daaneel loolee nag tax na benn plan stratégie ngir 2021 2025 teg nañu ko ngir xeex wàllu sibiru anam yi ñu koy xeexee séddale nit ñi ay sànke ñu nandal ca la bokk loolee tax na coordonnateur bu programme national lutte contre le paludisme dellu si waat ci tolluwaayu woppi sibiru fii ci Sénégal Fat Bintou Konté. ci atum 2020 li nga xam ne moom moo di sibiru dafa yokk bu baax ci Sénégal jàpp nañu ni téeméer boo jël ñaar fukk ak juróomi dañ ko am ba tax ni tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ci faatu it bari na lool téeméer boo jël ñeent fukk ak ñett yi tamit dañ ci mujj ñàkk seen bakken. atum 2019 ñi am jàngoro sibiru seen lim toll nañ ci ñetti téeméeri junni ak juróom fukk ak ñeent yu topp juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti cas mu mel ni kon yokkute am na ci 25%. ñi faatu nag ci atum 2019 seen lim toll na ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk mu wàññeeku ci atum 2020 ba fëntal nii ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett rek ñoom lañ ci nemmeeku. on est passé à 373 cas. du yokkute goo xam ne li ko ëpp la koy waral moom moo di askan wi dañoo ragaloon dem ci fi nga xam ne moom moo di bërëbu fajukaay yi de surtout nag ñu nekk ci période Covid 19 bi de te ñaari feebar yooyu dañu xaw a nuroo li nga xam ne moom moo leen di mandargal. savoir que. sibiru nag moog mbas mi danoo am fu nuróowe looloo tax ñu bëri di ragal a dem ci l'hôpital yi te loolu day indi gàllankoor ci xeex bi moo tax kon faatu yi di bari. sont réchignés à aller dans les structures de santé. fi mu toll nii dëkk yi nga xam ni feebar bi ñoom la gën a dugg bokk na ci dëkk yi ñuy wax Kolda Kédougou ak Tambacounda. Je voudrais ici rappeler que le paludisme malgré qu'il y a un recul très considérable dans certaines parties du pays reste un fardeau surtout dans le sud du pays qui à elle seule représente plus de 83% des cas de paludisme qui ont été recensés en 2020. Sénégal taxawal na benn plan stratégique boo xam ne li ñuy wax lutte antilarvaire moom moo ko und maanaam ci wàllum prévention ba pare nag teg nañu li nga xam ne moom moo di ay moustiquaires imprégnés fas yéene ko distribuer ci district sanitaire yi nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi li centre de données ba ca Diamniadio daloo nañ ko tey jii ci réew mi Macky Sall moo ko daloo foofee sax fa la waxee yéene ak càkkutéef goog am na ko mu di ay données yoo xam ne Sénégal am na ko ñu ne ca bitim réew nañu fexe nu ñu leen indee ca dayte santé boobee ca Diamniadio dellu siwaat na ci ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko jagleel délégué général au pôle urbain de Diamniadio et du Lac jëm ci bépp baay boo xam ne joxe nañ ko fa te seeni borom liggéeyuñu ko ñu nanguwaat ko président de la République Macky Sall ñu déglu ko ak Abdourahmane Diallo. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADIE, à faire désormais héberger par le data center. maa ngi sàkk ci gouvernement bi ñu lëkkaloo ak waa ADIE fexe nag ba indi lépp loo xam ne mooy ay données mbaa plateforme yoo xam ne état bi ñoom ñoo ko moom ñu indi ko nag ci bërëb bii may sàkku tamit données yi nga xam ne Sénégal moo ko moom te mu nekk ci bitim réew ñu daal di leen di delloo si waat ci biir réew mi man leen a denc si bërëb bii société yu mag yi nga xam ne tamit ñoo fi nekk ku mel ne Senelec ak SONES seen ay données war nañ koo mën a indi fii nii may wax tamit jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu finance ci lëkkaloo goo xam ne war na koo amal ak ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu économie numérique ñu fexe nag ba boole seen doole ba dañu fi créé waat lenn loo xam ne dañuy indil jafe-jafe te ñu mañ koo indi ci bërëb bi nga xam ne moo gën a wóor beneen data center nag dinañu ko amal fa li nga xam ne mooy Kaolack wax naa tamit kii nga xam ne mooy Diène Farba Sarr boo yi nga xam ne joxoon na koy entreprise yu bëri yoo xam ne ci gox bi leen bëggoon a samp te ba léegi ne defuñu seen liggéey mu daal di nangu boo yooyu jox ko ñeneen ñoo xam ne dañu ko yittewoo. Je vais prendre tous les baux qui n'ont pas fait l'objet de travaux. syndicat bi ëpp doole jaboote liggéeykat yi fële ca Dakar Dem Dikk di UDTD bëgg nañu ñu xoolal anam yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéey seet nu mu gën a ñoŋee ñoom syndicalistes yi bëgg nañu it ñu renouveler parc automobile bi nga xamante ne ji bis bu mënee nekk kon dana tax li ñuy warloo ak askan wi gën a jàppandi gën a yemb loolee ñi ngi ko xam ne ci ndaje moo xamante ne ji seqoon nañu ko ak direction générale ba ñu ca noppee ki nga xamante ne ji moo di Marc Fodé Tendeng mooy chargé revendication bu boobi les syndicats am nay kàddu yooyu dénk na ko Maymouna Ndiaye. dañ ñëwoon tey waxtaan ak direction générale bu Dakar Dem Dikk ci situation Dakar Dem Dikk bi nga xam ne dafa nekk ci ay jafe-jafe donc loolu moo ne woon cadre d'échange bi nga xam ne dañ doon waxtaan ci jafe-jafe société bi
éventuellement nu ñuy xool ba mën a mettre salarié ci conditions yu baax ci liggéey bi mais éventuellement ci plan de carrière u Dakar salarié yu Dakar Dem Dikk éventuellement ñu mën a àttu aussi ci moom vision moom bu ñu am pour mën a sukkaliwaat Dakar Dem parce que Dakar Dem dafa nekk ci jafe-jafe yu ñuy xoolee ba mën a àttu mën a defaraat ba pare doxaat ci ak yelleefu travailleurs yi mettre leen ci conditions yu baax ñi mën di fayeeku weer wi dee ci côté boobu amuñu ci jafe-jafe mais lu ñu gën a tiitlu mooy panne yi am ci biir Dakar Dem dafa bari xam nga ko am plus de 600 bus urbains ba mënoo ci génnee 200 bus ça pose problème tey jafe-jafe yu bari na sur le plan social tey boo demee suñu IPM bi mi ngi sooxe ñu nekk ci jafe-jafe yu métti moo tax ñu laaj direction mu respecté calendrier de versement bi boo demee ci coopérative d'habitat yi ñu leen amel xaalis bu takku te on a compris que la situation de l'entreprise fépp mooy métti am na ay dettes extérieures yu fi nekk dañ ko war a liggante am na dettes extérieures am na dettes internes yu xam ñu ngi ci biir entreprise dañ ko war a liggante moo taxoon cadre d'échange bi mu yaatu waxtaan bi yàgg. fii léegi waxtu ñu dugg ci bésu 23 juin muy fàttali ko fukki at boobu ak léegi ci ba xew-xewi 23 juin yi amee di projet de loi bu ñu bëggoon a jàllale ci assemblée nationale askan yu jóg fippu loolee nag bokk ci taxawaay bopp taarix jàpp na ko ci wàllu politique ba Sénégal amee indépendance ak léegi ca le mouvement M23 soso jaar-jaar yeeg fàttali gi dañu ci ànd ak Marcel Maroun. 23 juin 2011 23 juin 2021. ëllëg mercredi muy nar a doon bis bu Sénégal di fàttaliku fukki atu événement yu bokk ci yu ko gën a marqué ci histoire politique ba mu jotee indépendance ak léegi jiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade bëggoon a jox benn projet de loi waa assemblée nationale pour que ñu voté ko ngir fexe ba candidat buy am 25% jàll ci premier tour élection présidentielle moom ak vice président wam Sénégal daal di yëngu nag ci jamono jooju ay jongante ci diggante population yi ak takk der yi daal di mujjee am ca mujjantal ga projet de loi bi voté wuñ ko. bisu 23 juin nag lu kenn mësta gis ci histoire du Sénégal la ñu gis maanaam nit ñi ni ñu ñëwee bari. wax dëgg yàlla bari fees del kenn mësul gis loolu place Soweto gis nañ fa it xeetu réew mi yëpp waaso yëpp ak génération yëpp maanaam bés bu rëy la boo xam ne sénégalais yi dañu jóg woñ loxo kii di président de la république woñ loxo kii di assemblée nationale ba nga xam ne seen projet de loi bi dañ ko retiré. benn ci ñi ko jiite woon doonoon mouvement du 23 juin wala M23 ginnaaw événement yooyu ñu bëri nag di laaj ci lan lay yëngu. ci sama gis-gis day nit ñi dañ ma mere de mais pour man M23 en tant que mouvement ak ni mu meloon mënatul la nekk ba ñuy xeex nga xam ne société civile moo jël initiative bi kooku tam il faut que ñu xam ko société civile ñoo dem fëgg ñi nga xam ne ñuy opposition ni leen ñoo leen ñu ànd dem xeexi. dem manifester ji ñu nangu ko ñu nekk benn di dox ba foofu te xam nga ne foo xam ne politique ya nga fa ñoom jël nguur mooy seen intérêt bu ñu jëlee nguur jël institution yi mooy seen intérêt. ba mu amee man fa laa xam ne man sama li nga xam ne moom laa doon liggéey de te comme coordonnateur M23 man jeexal naa ci man ak dans ce ko ñu newoon coordonnateur yi ci laa ne man day bàyyi naa parce que xamoon naa ne foofu la yem bañ bàyyee da doon nasax di nasax ba léegi presque. jeex na. ñaareeli alternance bi amoon 2012 ba Macky Sall daal di gagné maître Abdoulaye Wade ci deuxième tour mouvement du 23 juin wàll bu rëy la ci am. wàllu caada ak raaye bu njëkk boo xamante ne ji way wii di bienvenue au Sénégal l'hymne de la fraternité amee na ko collectif gi nga xamante ne ñoo composé way woowee la ñu sargal ci réewum France de ci déglu ki nga xamante ne ji kenn la ci ñu sos boobu le projet Papis Niang bu Arbi Management ñu déglu ko ci raaye boobee nga xamante ne ji kon baaxee nañ leen ko. am nañ mbégte trop tey teew fii si France si invitation boo xamante ni dañu ko defoon ndax ku ne xam na ni dañu lancé woon fële si Dakar benn collectif bu ñu tuddee woon bienvenue au Sénégal mu jëmoon ci jëmmal taaru Sénégal fépp ci àdduna bi yàlla nag mooy ñu si ndam bi ñu ñëwee France fii ñi ñu fi invité woon muy des écrivains mooy ay bindkat ay xalaatkat yu mag ñu jox ñu fi benn raay bu ñu tuddee prix national de la fraternité alhamdulilah ñu ciy njukkeel bépp artiste bu si bokk ak ñi ci amoon yéen a bokk aussi dañ fi am beneen mbégte parce que titre boobu muy chanson boobu nga xam ni c'est fait par nos artistes
composé par Abdou Guité et Sébastien Piemontesi mais auteur bi di Frédéric Mazet dañ ko sélectionné pour benn compilation bu mag boo xam ne ay artistes yu mag français dinañ ci bokk yu mel ni Dick Forest yu mel ni Cécile Carvel yu mel que ni Nathalie ñooñu ñëpp dinañ ci bokk mu nekk daal liggéey bu mag boo xam ni door nañ ko sur le plan international di def appel à tous les Sénégalais ñu dooleel ñu jàppale ñu parce que am nañ ci mébét boo xam ni incha allah bu ñu ñëpp jàppale dina yegg sori. wàllu tàggat yaram ak basket championnat du monde basket U19 mu di compétition bi ñu jagleel basketkat yi amagul fukki at ak juróom-ñeent ca Lettonie la ñu koy amal équipe nationale bu Sénégal ci wàllu góor ñi ginnaaw ba ñu pare seen préparation jóge nañ fi dem ca Espagne ngir bokk ci boobu le tournoi ci pàttali tournoi bi mi ngi war a tàmbali ñetti fan ci yoru sulet gone yi parfait adjoint yi jot nañu tey ji ci suba ab message d'encouragement bu jógee ci état bu Sénégal ci Kenos liñ ci jublu daal moo di fexe ba def lu raw li ñu defoon atum 2019 fàttali nag ne loolu lépp mi ngi tënku ci waajal Jeux olympiques yi war a am atum 2024 ca Paris. leneen ci wàllu tàggat yaram mu di lii di super ligue des clubs bi nga xamante ne ji bañ ko jibalee ci Europe yëf yi jëmul kaw ñi ngi seet nu ñu ko doxalee ci Afrique li ñu nar a teg kon ne jéego ci boobile projet bokk na ci daal anam ya ñu cay bokkee ak it lan lay doon ni intérêt ci football bu Afrique Cheikh Sadibou Diarra. ay waxtaan door na ngir taxawal super ligue club yi fii ci Afrique CAF moo ko xamle mu jaaxal nag observateur yi. bon xamaguñu Afrique ban contour yan modalité la ñuy defee super ligue bi mais man déjà loolu rek xaw na ma déranger pourquoi li ñu rejeté en Europe ñun Afrique yi ñu war ko adopté. super ligue boobu ana yan club ñoo ko nar a seq ndax du nasaxal yeneen compétition yi fi am ba noppi loolu yëpp de ay laaj yu samp. fekkee dañu jël yi gën a performant boo xoolee fii Afrique club yi gën performant mooy club yi xam ne mooy club arabe l'Afrique blanche ñoom ñoo gën a performant donc buñ jëlee li ñi gën a performant ñoom lay doon ak peut-être ñaar wala ñetti équipe yu l'Afrique subsaharienne donc loolu nañ gis ne super ligue bu déséquilibré la ensuite est-ce que super ligue bi day am en même temps ligue des champions am donc là aussi c'est une question boo xam ne amagul réponse donc mën nañ daal xaar mais man personnellement li ma jàpp mooy que ni projet bi ub na sama bopp maanaam dama si sceptique du kii boo xam ne daal dama koy accueillir à bras ouverts bëgg naa daal gis lu ma convaincre. am mbébétu dooleel football bu Afrique ci gis-gisu président Patrice Motsepe yéene bi itam di yokk koom-koom bi. 20h la xibaar yi di dellusiwaat ci télévision Futur Média ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi jaa ngeen jëf yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.